jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan mbokku internet yi encore ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen dalalaat ci suñu émission thématique bi ñu koy wax petit matin nag ma fas yéene ko bokk ak samay jigéen di samay consoeurs di samay confrères aussi parce que dans le jargon du professionnalisme on parle de consoeurs on parle de confrères alors Ngoné Dia de la cellule de communication du Marabout ñu ngi lay dalal ci petit matin. waa grand Aziz maa ngi lay nuyu bu baax a baax macha allah yow mi di diriger petit matin di nuyu sama xarit bi Amina jeeg ji mbang jeeg bi ci rond point bi maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax waa Liya mu Sëriñ Saaliw tamit sama xarit bi ziar naa la bu baax di ziar sama doom ji tamit jaaji yow tamit nuyu naa la bu baax a baax. jërëjëf Ngoné Dia jaaji aussi il est de TMS TV moom tamit nekk fii journaliste jaaji ñu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi lay seetaan sur la TMS TV. waaw asalaamaaleykum doyen Aziz mbokk internetu TMS TV ñu ngi leen di nuyu di leen di dalal fii ci émission petit matin di émission bi nga xamante ni tarkala émission bu am solo la te nag ñu ngi fii ci émission petit matin fas yéene ànd ak yéen ba ci kanam. merci beaucoup. Léa aussi moom tamit nekk vraiment dans la communication ñu xam ko aussi mu nekk ci organe nekk ci presse Léa nga nuyoo ak téléspectateurs yi lay seetaan sur la TMS TV. merci beaucoup Aziz maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la fay di remercier bu baax a baax amaan mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci plateau petit matin bi donc di nuyu sama doomu nday Ngoné Diaba di nuyu Amina di nuyu Jaaji maa ngi leen di nuyu di leen kontaan di nuyu suñu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo safoo petit matin TMS TV di leen seetaan di leen nuyu yéen ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax a baax. Amina aussi notre consoeur qui a eu à faire les beaux jours de la 2STV de El Hadji Ndiaye alors nga nuyoo ak téléspectateurs yi. dëgg la grand maa ngi lay nuyu suñu grand bu baax macha allah di am contentement di partager ak yéen plateau bi. di nuyu Ngoné Diaba mi ma jàkkaarloo ci barfakalla macha allah ak Léa taalibe Serigne Saliou ak sama càmmiñ. Jaaji kontaan naa bu baax ci dal ci. merci beaucoup alors tey ñu fas yéene waxtaanee maanaam loo xam ne nii mun nañ ko wax aada la mën nañ ko wax sax maanaam diine nangu na ko mën nañ wax ne tamit kóllëre mu ngi ci muy lan muy xarit ndax xarit am na moo xam xaritu ñaari góor moo xam ñaari jigéen mais surtout moo xam xaritu góor ak jigéen d'ailleurs sax ci xaritu góor ak jigéen ci la ñuy commencer d'abord. Jaaji je vais commencer par toi en tant que góor est-ce que xaritu góor ak jigéen am na jaaji. non ba tey rek dañuy waxaat mbokk internet yi yéen a ngi ci seen émission petit matin grand Aziz doyen suñu papa suñu lépp mais dañuy wax ni àdduna yàlla daf ko bind registré ko ci ay normes ay xaritoo am àndandoo am ba tax na lépp nga gis ci àdduna rek ñaari nit ñoo koy lëkkaloo am xarit am na. actuellement xarit amatul. loolu mooy lan jaaji yow jaaji bul ñu jaaxal am na amatul da ngay wax mu leer. non yàlla dafay def ay nit ñuy ànd. parce que xarit ça existe c'est la belle vie dafay am mais jamono juñ toog nii mën nañu ne amatul ndax. ki ñaan lu tax amatul kon yow amoo xarit yow jaaji. non je peux dire am naa xarit non jaaji yow laa yow kon yow amatul amoo xarit am naa xarit aw ma xarit. non jaaji wax ma kon maa ngi ñëw parce que yow dafa mel na nga xaw a daw question bi Léa. xaritu góor ak jigéen est-ce que am na wala amut. xaritu góor ak jigéen am na. am na bu baax. ah bon. waaw ndax man am naa sama càmmiñ boo xam ne sama xarit la depuis ma nekkee xale boobu sëyaguma ba tey man ak moom ñi ngi ànd musuñu séq dara. musuma wax waxu ñàkk fayda mbaa loolu wóor na. musuma wax waxu ñàkk fayda musuma xoolee bëtu ñàkk fayda am na. parce que tey jii bul ne jamono dafay yàqu rek donc xarit amatul ñi daan gore ñi ngi gore ba tey ñi daan baax ñi ngi baax ba tey ñi daan téye secret ñi ngi koy téye ba tey ñi am bàmmeelu biir ñu ngi koy am ba tey donc buñ ne jamono dafa yàqu rek ñu bëgg a yàq lépp yàq jikko yi yàq xarit yi yàq àndandoo yi am naa xarit bu jigéen am naa xarit bu góor. waaw ñëw ci bu jigéen bi ñu ngi ci bu góor bi actuellement ba tey yow am nga xarit bu góor am naa xarit bu góor ba tey ñu ngi ànd man ak moom heure ma amee problème te xam nga moom lu nekk heure boo amee copain heure ma amee problème dama koy woo heure ma amee copain dama ko koy présenter. est-ce que moom nan la koy gisee moom copain bi nu mu gisee di ma conseiller di ko conseiller kontaan est-ce que du leen fiire léeg-léeg non duñu fiire est-ce que wóor na xam nga tey jii mënoo am sa copain séq ak jaaji mi dara dem di ko présenter loolu yabaate. waaw ñu ngi fii gis nañ fi lu ne fii gis nañ fi lu ne Amina on a tout vu dans ce pays xaritu góor a jigéen dañ ne ñaar. waaw soit ngeen baal ma
dañ ne golo la ci taati garab soit yéeg na ba wàcc wala dafa bëgg a yéeg maanaam soit ngeen bëgg a ngoro wala di ngeen ngoro ji est-ce que d'accord nga ci yow est-ce que am nga sax xarit bu góor. waaw ndax xarit bu góor ak xarit bu jigéen. man fi ma toll nii dama ne amatul. ah très bien. amatul man nanguwuma ko. très bien. parce loolu la d'accord de que fii àdduna bi toll nii góor gu ci nekk rek. comme waaye la mi naan ma ay am na. waaw yow acca ñëwal dugal aci yegsil. amatul xarit boo nekkee da ngay ànd ak ku góor ki tey. ku góor ki yow même boo ko jàppee muy sa càmmiñ jàpp ko muy sa xarit. waaw moom am na lu muy xool ci. xamoo lu ne ci moom. xamoo lu ne ci moom très mënoo ko bien jërëjëf waay. parce que nit dafa lëndëm. muy ku góor ki Léa xaaral. Léa non xaaral. bi ngay wax daf la déglu xaaral. acca continuer. ma ne ko mën nga ko wóolu. waaw bàyyee ko sa bopp bàyyee ko sa lépp. mais à 100% del bàyyi xel saa su ne. très bien. xarit bu jigéen bi ak ci xarit bu góor. waaw ñun moom la yëm ci bu góor pour le moment koy demee parce que tamit duñ ne doo am àndandoo doo am koy waxtaanal mënul nekk. da nga am koy waxtaanal di am koy àndandool ndax boo jógee da am koy àndal bu nekkee am na lu nekk sa dënn nga am koo koy partagé mënul ñàkk. waaw mais xarit 100%. surtout bu góor ak bu jigéen surtout bu góor day am lu muy bàyyi xel ci yow. très bien. surtout ngay jigéen waay Amina guddal fan waay. dëgg la guddal fan. nañ wax dëgg te yàlla tax. Ngoné Dia. Ngoné xarit bu góor ak bu jigéen Ngoné est-ce que am na. waaw comme niñ ko waxee rek xaritoo góor ak jigéen mën na am mais yow miy jigéen mën nga ko jàppee nag kii sama xarit la sama càmmiñ la waaye moom bul xam li ci xolam. yow mi ku jigéen ki ku góor ki mën na la jàppee kii sama jigéen la waaye yow bul xam lu nekk ci xolu ku jigéen ki kon parensaay day am mbëggeel gu nëbbatu mu nekk ci diggante ku jigéen ki wala mu nekk ci góor ki xaritoo góor ak jigéen dafa doy waar. dafa doy waar. Ngoné attends non Ngoné yow fi mu ne Amina maa ngi ñëw. Ngoné yow daf na da nga bëgg a gisaane naan ma ay xamal lu nekk ci moom waxuma la nga xam li nekk ci moom Ngoné dama laaj ndax xaritu góor ak jigéen am na wala amul. nga ne ma am na bu dee am na nga ne ma dund nga ko. day doon mbëggeel gu làkkatu góor ak jigéen. jigéen ak ay petit façon ak ay grand manière ak góor. ngeen ne da ngeen a xaritoo war a ànd fu ne. waaw war a dugg fu ne war a toog di waxtaan ay waxtaan yu sensible. dina ëpp dina sensible. nit ñi duñ ko nangu. waaw du demee maa ngi ñëw. ayca yow nee nga am na. parce que dund nga ko. am na kii daw na question bi maanaam maquillé na ko habillé ko. kii jaar na ci digg bi nee na amul. parce que wóolut. kele moom mu ngi naan ma ay c'est-à-dire que ay nangam ci moom laay ñëwaat jaaji dama bëgg nga wax ma lu leer xaritu góor ak jigéen am na wala am est-ce que mus nga koo dund loolu laa bëgg nga wax ma. non xarit toute façon boo nee xarit rek bu góor ak bu jigéen am na xarit bu góor ak bu jigéen tamit amul. parce que xarit bu góor ak bu jigéen amul mooy lan. ñaar góor ak jigéen mënuñu xaritoo. kon yow amoo xarit bu jigéen ak jigéen mën nañu xaritoo. lan moo tax góor ak jigéen mën nañu xaritoo. parce que di nga gis nit. mu jàppee la ndax jigéenam jàppee la ki mu bokk ak ndey ak baay te yàlla rek tax xoolul ci yow dara. xoolul ci yow dara bëggul ci yow dara mais tamit foofu dañu naan di nga gis nit di bëgg ci moom dara mais bu ma nga gisee jàppee la suma jigéen ñu yow tamit même idée nga am ko ak man doo ma cokkaas doo ma rogo jeer doo ma def dara dama nga jàppee sama jigéen ba abadan ilaa yow mi diin abadan. waa léegi kon xarit ak góor ak jigéen foofu am na. mais xarit góor ak jigéen amul ci jamono ji ndax lan. violation yi bari na. waaw d'accord dañ ci ñëw maa ngi ñëw arrête maa ngi ñëw est-ce que mus nga dund xaritu góor ji maanaam yow dund nga ko am nga xarit bu jigéen wala musoo ko am. am na ay xarit yu jigéen. am na foofu. est-ce que maanaam mus leen dem ba ci biir kenn bëgg moromam ci nobel wala yu demee moo xam muy yow wala mu jógee ci ku jigéen est-ce que loolu musul am kenn sant daal def benn geste boo xam nga li affaire nobel la est-ce que musoo dund loolu. am naa ñetti xarit yu jigéen kenn ki neexootuñu. parce que dama kaa bëgguma ma ba ko. kon kay xaritoowu leen. mooy li ma wax gis nga mooy li ma wax. bëggeel gu la waaw mooy li ma wax. jigéen am na. non su fekkee ni. man gis naa la. suñu ay idée ñu bokk te yam te yàgg rek tax. yow li may sentir ngay sentir te yàgg rek tax. dina am mais du am bu fekkee kii mu ngi rogo jeeru kii di ko nëbb kee tamit mu ngi rogo jeeru kee di ko nëbb. kon foofu xarit amu fa comme que raga jeeroo nga fa ak nëbb xarit amu fa taxal foofu. baax na damay ñëwaat ci Léa yow nga ne yow boo xoosee presque da nga wax loo xam ne nii yow tu es unique dans ton raisonnement maanaam nee nga yow am nga xarit bu góor maanaam dund nga ko alors dañ bëggoon nga jox ñu ci anecdote est-ce que musul toog bés maanaam sa copain maanaam gis la ngay ànd ak moom wala mu ñëw di ko fa fekk maanaam mu xaw a daal gêné wu wala yu demee noonu daal dañu bëgg nga wax ñu li nekk ci biir ak moom lan la woon tey ba yow nga ne kii sama xarit la est-ce que moom tamit gelam musu leen fiire.
Aziz fii képp ku fi nekk ne amoo xarit bu góor da ngay wax lu la neex. ah déedéet waxal sa bopp rek nag. yaa ngi dégg yow mii sax am nga xarit Léa waxal sa bopp rek nag. Aziz yow mii sax am nga xarit bu jigéen. Mais bien sûr, waay Léa waxal sa bopp waaw xarit d'accord. mënul ñàkk man am naa xarit boo xam ne avant may marié wu man instant bi marié wu naa ba divorcé te kooku ba tey sama xarit la. gel bu mu am daf ma koy présenté ba muy takk jabar man la ko njëkk a wax man maay njëkkali. fii Aziz am na xarit boo xam ne am may na ko njëkkee wala mu tuddee ko doom. te yàlla rek tax noonu te yàlla te rek tax yàlla rek tax. bu leen ne xarit am na ko ci. yow taxawal am na foofu yow. parce comme que- koy wax nga fi nag parce que- après da ngeen def nii moom yow moom saa musuma affaire cee léegi rek am la. anecdote boo xam ne que yàgg naa nag di am ay càmmiñ ay Waaw. càmmiñ comme ñi ko ñëpp di amee mais dañuy dem ba ci biir séentu leneen li ngeen wax am na man la ma kon xamal am na ne mais lii mënul bariwul nekk. xarit bu góor am mais na dama mais am bariwul. koo xam ne man kooku sama xarit la am naa ci droit musuma wax waxi ñàkk fe du musuma xoolee bët boo xam ne mooy loolu kooku day yaa ngi dégg kooku wàlliwu la de. kooku dafa am des fois da ngay gis benn jigéen nga def ko comme sa sœur xoolee ko bëtu sa sœur lu ko metti la mais pour lan ngeen bëgg ne xarit amul parce que jamono jee yàqu jamono ji léegi bu yàqu nit ñun dañuy war a yàqu ànd ak jamono ji yow mii mën nga ma def sa jigéen ñu dem ba suñu relation sori mosoo séntu ci man dara nga dem ba tuddee ma doom tey may ma njëkkee ah waaye boobu ak. lépp xëy na ci biir diggante bi de. xam nga say sama bari mag yow ma ñëw taxaw ne la ah mais sister tey moom defal nga ba mu baax. waaw loolu du mu dara ne mën man na ci sama am xarit bi nag. heure bu ma sañsee bu dajee mu ne ma sañse nga toj nga fi mais du tax mu xoolee la ba tukki ah bon. ah waaye Aziz bàyyi leen yooyu d'accord mais yow xam nga ne donc yow donc am nga koo xam ne mun nga jàpp ne sa xarit. man sama xarit la mais am nga aussi ñeneen ñoo xam ne da nga jàppoon ne xarit lañ mais ñu dem ba ci biir ñu xaw a ñu def xaw a def nii dëng comme ni nga koy waxee très bien ma daal di leen yamale ñu dem toog très bien Amina waaw Amina ma ñëw ci yow man nag Amina laay wër parce que moom moo toj yax bi waaw Amina tey xaritu góor ak jigéen waaw Léa nee na moom am na benn malgré que am na ay situation yoo xam ne dund na ko du dëgg mais lu tax yow en tant que jigéen Amina waroo mun a am tey xarit bu góor ndax yow mii yow yaay gis xarit bu góor bu dem ba ci yàgg nga am coppateem am filingam wala ku góor gi moo koy def loolu aussi bëggoon naa nga leeral ko nag Amina macha allah kontaan naa ci foofu nga ñëw ndax Léa dane ñun ñi fi toog ñëpp ku ci nekk am nga xarit man damay d'accord ki ngay jël def ko xarit du xarit man li may d'accord mooy comme li ma la wax sànq rek nit ku ci nekk am na koy waxtaanal mais da ngay ne am yemukaay ci ku jigéen ki muy sa xarit ci ku góor ki muy sa xarit ndax munoo dem te doo am koo àndal munul nekk ci àdduna loolu fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi waaye man Aminata Diop bi ma juddoo ba fi ma toll nii aw ma xarit comme ni nga ko waxee koo xam ne dem na bu tuddee ma doom may ma njëkk ci mbedd mi déedéet am nag àdduna bi yëpp nag jàmm am ak ñëpp jàmm ñëpp nekk samay ay nitu jàmm mais tantôt ko xarit ak li ñuy woowee xarit moo tax xarit amatul ci ku jigéen ki ak jigéen très bien ci ku góor ki ak góor amatul ak fi monde bi toll ak fi àdduna bi toll te man loolu laay dund jàppatuma kenn def ko xarit parce que day am lu tax ak fi nga jaar ba agsi ne kii nekkatul sama xarit kon dootuma wóolu xarit te dootuma wóolu kenn ba di ko def xarit mieux vaut nga jël sa yaay def ko xarit waaw jël say frère def leen xarit na man sama càmmiñ moo ma may première njëkkee tuddee ma doom kon man ñooñu ñooy samay xarit te boo amee mbokk def leen xarit boo génnee ci mbedd mi di jëggaane boobu fi nga dëkk dafa tëggul loolu tax ma ne man xarit am très bien Amina bala may dem encore damay taxawaat tuuti ci yow waaw Amina ndax mus nga am benn càmmeñ wala maanaam koo xam ne daal au départ càmmeñ la nga dem ba ci biir mu may kobos eggiti rek waaw mu lay kobos waaw mu lay kobos mu may kobos di ma xoolee beneen bët bam la kobosee noo mujjee ba ak mu moom ñëwee mu nekk sama càmmiñ ma nekk jigéen la man dama jàpp ne sama jigéen la lu may def dama koy woo sama kër bu añ pareeg lépp dama koy woo mu daan fa ñëw mais ndeke am na beneen bët bu may xoolee très bien bi ma ko yemalee laa ko ñàkk très bien waaw yow léegi ko yow man sama càmmiñ nga sama góor nga li ma gisoon ci yow mooy ma nekk sa jigéen nga nekk sama càmmiñ ba abadan mais kooku ba léegi ni daa ba ay suñu kër suñu waa kër tey boo fa ne moon ñu wax la dëgg la waaw léegi nag sens contraire bi laay wax ndax yow aussi loolu mus la arrivé nga am benn càmmeñ mu nekk sa xarit nga dem ba ci yàgg daal nga xaw a am daal li xale yi ndax filingam daal nga xaw a jàpp filingam ndax loolu mus na am non kooku moom musa am sama feeling waaye man musuma am feeling Amina kon yow doo am feeling benn xarit yow tam ñëw dañooy am sa feeling li tax ma bàyyi xarit Amina bàyyil di wax dina bu ay affaire na leer ma toogee fii ba léegi ci dëggu rek laay dox waaw mais Amina mais la dal ñu góor ñi mën na la dal la yow mais xaaral da ngay def naa waaw d'accord maa lay dégg la man loolu dalaguma dalagu la non dalaguma ci sama càmmiñ ki nga xamante ne dama koo jàppoon sama xarit lu xew lu mën a am lu ma metti sama biir kër sax dama ko daan woo téléphone mais bi ma demee boo xam ne kii bët bii la may xoolee ma gis ni muy defee ak geste yi muy defee ma taaj ko bëgg a waxtaan ak moom ne ko lii ak lii nii la mën a demee nii daf maa gedd ci laa ko gëj a gis très bien moo tax man la xarit amul kon daal ba léegi daal yow daal ñooñu daal amagul kenn koo xam ne xool nga ko bëti xarit ba caag nga xoolee ko bëtu leneen très bien maa ngi ñëw kaa bi noonu la demee Ngoné waaw Ngoné ndax yow li Amina wax yow mus na laa daal maanaam nga xool benn waay mu nekk sa càmmiñ au départ ba ci àgg mu xëy rek maanaam bugg a jël càmmiñ teg ko fële wala yow mii mu dal la
ci sa càmmeñ. non non man mosuma dal nag parce que bu ñu débuté ci xaritoo rek yaakaar naa ne xaritoo la ñuy continuer. mais xaritoo góor ak jigéen mais li may wax dafa sensible. góor ak jigéen ñuy xaritoo di nekk chaque jour di waxtaan di dugg ci ay domaines yoo xam ne mooy loolu parce que bu ngeen di toog di waxtaan muy góor di jigéen yow ku jigéen ki di nga waxanteeg moom li jëm ci affaire sama copain bi sama lii sama lële ci loolu ngeen di wax mën na dem ba ku ne yëg ci boppam wala moom tam muy lay wax affaire gelam parce que bu ngeen nekkee càmmiñ ak jigéen rek yaakaar naa ne waxtaan bi mën na sori dem ba ci biir ba leneen ak leneen fekk ci moo tax man xaritoo diggante góor ak jigéen bokku leen ndey bokku leen baay du sa càmmiñ bokku leen man xaritoo boobu d'accord ma wóorul mbëggeel bu làkku la ku jigéen ki mën na koo nopp ba dof ku góor ki nopp ko ba dof xam ne kii du ma jëm brusquement ne ko dama kaa nopp parce que kooku tàng na wala pànk na léegi lu muy jéem a incarné mooy nañu xaritoo ba ci kanam soo amee sa problème woo ko mu may la nga naan ko sama càmmiñ mu naan sama góor tubaari kaal la xam nga yooyu ngay def daal di fëlaale sama góoru bopp xam nga loo bëgg mu ñëw defal la ko fekk boobu moom mi ngi la bëgg nopp la bis bu la ko tëbee wax la ko rek mu yàqu wala ku jigéen gi tamit nopp ko parce que xolu doom dañ koy bës da ngay gis benn xale bu góor mu jantal mu sàjj xale bi jantal yaa ma gën a xam boo coofee nga gis ko nopp ko parce que xool day bëgg léegi nag mais doo tëb ne ko carrément dama laa bëgg ci xaritoo ngeen koy àndi raay raayal bu amee gel nga fiire ko gelam bu lay ñuy wax problème bu gelam nga xool noo ko yàqee naa ko sa gel bi de nangam ak nangam pour bëgg loolu yàqu moom tam bu ñëwee ngay koy wax sa affaire copain du ci intéressé wu kon xaritoo diggante góor ak jigéen man d'accord ma mais am na non dool yow tamit yow tamit jaaji bàyyi ma amul parce que xam nga jaaji maa ngi ñëw jaaji maa ngi ñëw jaaji maa ngi ñëw yow jaaji rek leen jaaji maa ngi ñëw yow maa ngi ñëw xaaral ma foofu rek ba mu ñëw jaaji yow bàyyi ba nga naa ma non maa ngi ñëw jaaji non arrête maa ngi ñëw boo demee layaa def nga baa bu baax romb ko mu karkaraanoo la naan la ii layaa mi temps yi nanga ma naam nga koy wax noonu mu ciy jàpp plaisir di jàpp neex nañ waxante dëgg xaritoo góor a jigéen d'accord ma booy xaritoo li càmmiñanteel na doon sa cousin sa loolu cousin fan les cousins sont faits pour les cousines ba tey bu ma dugg foofu de ci mbokk bu dugg ci nekk boobu de boobu duggee rek ci nii xam nga da ngay romb ñuy xool naan nii oh gëmuma ko de ma ne mbëggeel bu làqu la waaw maa ngi ñëw ma ne fi ngay wax xam naa maa ngi ñëw yow tooba xaaral foofu rek yow xaritoo nga fi ba ngay waaj kii nga kii yow daal bàyyi rek def ma ndànk ngoone c'est bon baax na maa ngi ñëw s'il vous plaît alors Léa. waaw loolu la règle boobu Léa xam naa war nañu mën a ñëw Léa waaw après dinañ jël témoin Léa ñooñu war nañoo ñëw Léa patient yi nee na xaritoo cousin doy na ci mais man sax foofu buntu ba bëgguma ñu ubbi ko parce que koo xam ne nii araamu la sa mbokk te war na laa jël sa jabaru yoonu yàlla la wala sa jëkkër yoonu yàlla la foofu moom xaritoo ga toujours am na fu mu mujj parents yi sax ñooy dem ba mujj gi sax buñ leen gisee ñu ne moo tey ñu koo daganal diggante bi loolu mais Léa tey bu ñu ñëwaatee ci sa cas parce que yow sa cas dafa xaw a particulier c'est vrai que tëj nga buntu bi mais xaw nga ubbi benn bataan bi parce que lu tax nga ubbi benn bataan bi nee nga am nga ci sa expérience bi nga dund koo xam ne ni moom sa càmmeñ la et sa càmmeñ lay doon à l'éternité par contre am na ñoo xam ne au départ da nga jàppoon ne càmmeñ lañ ñu dem ba ci biir ñu indi leneen du dëgg ci ñooñu nag laay wax nag maanaam ñi nga xam dañoo raas dem gàmmoowuñu ci foofu laay yem Léa ñooñu par exemple tey nan lañ ko manifester maanaam da ngeen xartoo ba ci ak ñu ñëw déclarer la wala ci ay geste wala ci lan dama bëggoon nga génneel ma secret boobu nga tegal ñu ko ci taabal ci waaw Aziz wax day sincère nga bàyyi ñëpp daal man ñëw ci man bëgg man ma génne sama yëf man parce que ñëpp dañ jaar ni nga jaar na le moo tax ma topp la waaw parce que xam nga ñun ñëpp duñu ay dof tey ji góor ak jigéen buñ nekkee nga ne sama càmmiñ nga chaque jour ngay ñëw di ma seet si dina am ay façon wax yoo xam ne boo koy wax rek damay xam foo jëm n'est-ce pas waaw dina am ay gestes yoo xam ne boo koy def rek damay xam ne kii càmmiñ taxu koo jóg ki nga xam ne càmmiñ ko tax a jóg am na wax yoo xam ne sa doo fa àgg ak moom vraiment tey moom de gestes yi kenn du ko wax dañu naan ay gestes rek gestes du ñu ci may dara waaye may ñu ci gestes yi waaye ñi nga xam ne ki nga xam ne man sama càmmiñ la man ak moom ñu yàgg ça fait longtemps kooku mosuñoo wax yenn wax yi comme Ngoné ni mu koy waxee di nga xuus ci ay wax yoo xam ne day dem ba sentir li yëg li non dafa am xaritu góor ak jigéen boo xam ne fu muy yem Ngoné doo dugg ba ci biir a biir góor gu ne góor rek nga jigéen bu ne jigéen doongu nga dafa am koo xam ne da nga ko jàppee comme sa càmmiñ comme sa mag boo bokkal ndey ak baay am na yoo xam ne doo dem di ko wax sa mag bu góor comprendre nga foofu nga koy xoolee donc xarit la
yamale ko place su xarit am na yoo xam ne doo fa xuus ak moom sa càmmiñ la jigéenam nga problème bu mu am dalay woo wax la ko yow problème boo am nga woo ko mu conseiller la nii ak nii defeel nii ak nii noonu laa gëm mais ki nga xam ne dafa ñëw pour raas dem moom xarit bi du yàgg moom day wax ne daf lay def jigéen mais gëmul loolu moom leneen a ko indi looloo tax nag te doo mën a xam parce que nit mënoo xam li ci biiram lépp Très bien. du la wax li ci biiram lépp te du la wax li mu bëgg donc ça fait des années ñi waxoon samay càmmiñ la ñoom ñëpp dem nañ mais ki nga xam ne moom musul bouger musul paar mi ngi fi ba tey kon moo tax ma ne leen bu leen wax ne amul am na Grand Aziz dafa mel ni ñoom la yaakoon bokk nañ wax waaw xaw nañ bon am na foo leen bokk kon mais am na ñu naan am na parce que mbëggeel mbëggeel am na ñu fi nekkoon maa ngi ñëw mbëggeel Amina waaw mbëggeel Amina parce que am lu ñu bëgg man bëgguma loolu Léa maa ngi ñëw gàmmuñu dañuy raas. Léa maa ngi ñëw waaw mbëggeel léeg-léeg mu nekk ci nit di nelaw lu yàgg nag waaye am na loo xam ne bu naan ko cas mu yeewu xëy na nag sa xarit boobu nga wax dafay nelaw yeewoogul xaw ma nag yow di nga ko yeem déet yeewoogul ba léegi te bés bu yeewoo nag moom dina wane boppam. waaw kon nag ñu ngi continuer toujours ak suñu plateau bi suñu thème bi nga xam ne ni am na solo trop waxtaan bi nag xaw na tàng tuuti quoi parce que ñii dañuy wax jaar nii ñii wax jaar na la ñii jaar ci kaw asamaan si ñii ne dañuy jaar ci suuf waaye nag fépp fu waay jaar dañ la koj vraiment nga wax li nga xam ne moom ngay dund tey ñun ñooy télé bi feeñal lépp luy nëbbu alors tey ñu am chance vraiment am aussi des invités de la maison ñu ñëw toog nii nga gis leen vraiment en arrière-plan ñu toog di suivre plateau bi et di ko suivre avec beaucoup d'intérêt alors ci loolu nag dañuy interpeller sama waa jële ma dégg ko ci nag léeg-léeg mu mel ni koy xataraayu sëñ bi dama lay jox micro parce que dafa mel ni daal xaw ma fi ñu okk foofoo xasan am déet wala daal dafa am loo ciy wax am loo wax ci xaritoo yow it waaw loolu bu naa ci tontu parce que lu ma dal la man lu la yaa wax laa d'accord àddina loo gis dafa am exception àddina loo gis dafa am exception man sama premier jabar bi mu njëkk am mais sama benn xarit bu jigéen moo ma ko may te kooku presque def nañu 15 ans mu soogaat mu may ma benn cousine am kon donc loo gis rek am na exception gis nga en général sax dañ naan gis nga xarit bu dëggu c'est entre góor ak jigéen góor a góor man aw ma chance sax man mi ngi lay wax nii aw ma chance sax am xarit vrai xarit góor a góor chaque jour suñu demee même samay copains d'enfance est-ce xam na samay copains d'enfance am yàlla mooy boole nga ànd ak ay nit ñoo xam ne mooy xarit diggante xarit ak àndandoo daal mais mosoo leen am daal benn problème ba ay cokkaasante dama ne ay cokkaas dégg lu ma la man jabar ji ma jëkk a am sama benn xarit bu jigéen bu ma yàgg ak moom moo la ko may te mosu leen sekk dara mais loolu dafa am te en général da xanaa xamoon en général góor ak jigéen xaritoo boobu mooy gën a dëgg sax ko góor ak góor wala jigéen ak jigéen dëgg la mais baal ma man tam ma laaj la foofu benn question loolu yàgg na def na ay ati at yàgg na ba nga amee jabar léegi def na ñaata at non mais yàgg na kooku waaw voilà léegi nag loolu amoon bu njëkk moo fi jeex ndax man mi sama yaay bi ma sukk jur non dëgg la loolu amoon na non mais amul mais man nag loolu laa mënul man sama comprendre xaritu yaay tey man sama xaritu yaay tey doomam mooy goro sama yaay muy suñu jabaru rak te ñooñu dañ daan ànd rek bokkuñu dara loolu bu njëkk la woon mais pas léegi. non mais bu njëkk mooy lan mais par exemple bu njëkk mooy lan y a 10 ans y a 15 ans. mais parce que àdduna bi léegi y a 30 ans. waaw y a 50 ans sax ci ginnaaw. non mais dëgg lu ma la wax gis nga ñay baax. ñu ngi baax ba tey. waaw mais. est-ce que xam la àdduna bi ñay baax ba léegi ñu ngi baax gis nga gor foo xoola gis nga gore ak gor foo ko fekk actuellement ba léegi mi ngi fi am na ñoo xam ne dañuy gore bay dayee dëgg la ba léegi mi ngi fi dëgg la. gis nga xarit am na ba léegi nii de mon cher xarit am na ba léegi kon man maa amul sens bi. loolu la mais c'est ça le problème am na de. sens la. waaw mais lu la wax rek laay lu taseel. am la dëgg la. par contre nag am na ñoo xam ne pratiquement am na ñoo xam ne duñu mel ne comme la wala duñu mel ne comme man dëgg la peut-être chance comme li nga wax nii waaw sens la loolu sens bu mais rëy la. xarit ba léegi xarit am na dëgg la. ngeen nekk mais 15 ans mu yombatul. may la xaritam yow est-ce que yow sentiroo woon dara waaye est-ce que amuloo lu mu yëg baax na daal alors ñu waaw maa ngi ñëw ñu recadré waat waxtaan bi ñu recadré waat waxtaan moom bi lay takk. d'accord dégg ngeen réaction vraiment suñu gan googu moom mu ngi soutenir ne xaritu góor ak jigéen am na même bu fekkee ne par contre bon Léa répliqué na Amina répliqué na ci kii yu bari mais dama ne est-ce que par exemple li nga xam ne ni tey maanaam parce que moom sang bi nee na
ña doon gore démb ñu ngi gore tey mais est-ce que gis nit bëgg ko donte sa xarit la loolu ci ngore di la bokk soxna si am na loo ciy sànni. waaw kooku moom de fee la jógee mi ngi jógee ba Italie nekk association Daaru Laay bi nga xam ne moom moo nekk international te Ousmane Samsi Samarousi jiite ko macha allah ñu ngi nuyu ñëpp au passage commencé ci Ousmane Samsi Samarousi ba ci suuf ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax ak soxnaam nekk foofu ci États-Unis madame Diallo soxna si yow tam ñu ngi lay nuyu di la ziar nga ñëw sa kaw sëriñ tey fekk fi tamit li nga xam ne mooy émission Petit Matin tur beeg sant bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. maa ngi nuyu waa TMS TV. waaye maa ngi nuyu tamit sunu association Darou Laye international bu Thierno Moulay Sow te Ousmane Samsi Samarousi jiite ko suñu président bu baax boobu. macha allah man la Aïssatou Mar ñu gën maa xam ci Aïda Mar. ma nekk Italie. maak sama borom kër ak samay doom ñëw fi tey ànd ak sama doom bi ñuy wax Ngone Jàbba Simal. Ngone Jàbba sama turandoo waa ñëw di seet si rek sëriñ bi moom tim bëgg koo ziyaare ñëw tobbe ci waxtaan wi mënuma wax nag waaye ma sànn ci rek tuuti di sant yàlla rek di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag li ngeen di wax ci affaire xarit nag am na waaw xarit moom am na waaye nag xarit bu góor moom bu amee tim wóorut man de musuma ko am man moom musuma ko am te duma wutloo tim samay doom yi jigéen xarit bu góor parce que jamono jii dafa tëradi waaw moo tax man wax dëgg ne yàlla musuma ko am musuma ko bëgg musuma ko wut kenn musuma demandé xarit bu góor kenn musuma demandé xarit amul xanaa xañ na ay jigéen sax bëriwuma sax ay xarit man daal sama xarit sama borom kër la ak samay doom macha allah ak samay mbokk jëkkër waaw loolu daal ci laa nekk ci laay sax loolu wóor de xarit bu góor nag moom li ma ciy wax moom wóorut parce que man ngaa xaritoo góor mu dem ba si kanam am ci yow ay sentiment day xaw a doy waat trop te yow boo ko nanguwul ñàkk ko fekk yow yaa ngi koy xoolee càmmiñ moom mu di la xoolee beneen bët boo xam ne bii mi ngi seet nu muy jaaree ci suuf ba xarit bi daal di nekk leneen waaw moo tax daal man wax vraiment man moom xarit bu góor moom d'accorduma waaw loolu daal laa ci amoon lu may sànni maa ngi leen nuyu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu maa ngi bég ci yéen waa TMS jërë ngeen jëf macha allah maa ngi ñëwaat ngeen may mën ak yéen parce que nag dafa mel ni yéen da ngeen bëgg a sot maa ngi ñëw rek non maa ngi ñëw dafa mel ni Ngone may leen ma dafa mel ni da ngeen bëgg a sot El Hadj dégg nga jigéen ñi bi ñu waxee yëpp dañ ne xaritoo góor ak jigéen lu tax wóorul parce que ku góor ki dafay dem ba ci yàgg mu am sentiment mbëggeel ñëw attaqué léeg-léeg mu nag bu attaqué dañ koy njuuy waaw yow mii góor nag mais xanaa di nga ton ci loolu léegi nag mbëggeel googu est-ce que du jógee ci jigéen yow mosoo dund loolu alaaji yow tamit dañ bëgg nga indi ci ay leeral parce que bu ñu nee peut-être les femmes à part rek les hommes à part dafay andi benn séparation te idée yëpp benn nga. bu ñu fi théorie non alaaji bu ñu fi théorie alaaji tontu ci sama question alaaji tontu ci sama question dama ne parce que alaaji waaw tontu ci sama question dama ne waaw wuy dañoo dégg maa ngi ñëw rek man du ma philosophe alors bul ma def nii non wiiri di ma ñiimu comprendre maa ngi ñëw dama ne waaw les questions sont faites pour être répondues d'une manière claire et précise dama ne da nga ma dégg léegi jigéen ñi di wax ne ñoom pourquoi d'accord ci xaritu góor ak jigéen mooy souvent ku góor ki mooy dem ba dugal ngoro dégg nga léegi Amina wax na ko Léa wax na ko Ngone wax na lu mel noonu ba am loo xam ne wax na ko hors antenne te dinañ ci ñëwaat léegi tout de suite du dëgg yow laay laaj alaaji en tant que góor est-ce que mosoo am xarit bu jigéen mu dem ba caag mu nopp la boog pour leeral waaw man en tant que góor sax en tant que artiste aussi parce que je suis artiste poète slameur yàggul dara Pape Diagne mu ngi may seetaan mooy caméraman bi dañoo dem reportage BCEAO am xale bu jigéen bu ma gis rek ne ma dimbali ma ngir yaa nga jox ma sa numéro ma njort ni kooku bu ñu communiqué woon 2 jours mu am lu mu wax loo xamante ni du ma arrange te loolu du amitié pure du tax xam nga ma tax du amitié pure kooku ñëw na fii sega neegal carrément dama laa nopp foofu amitié du fa am kooku même boo leen di communiquer mu naan sama xarit loolu du mës a dem loo ko tontu
non lu ma ko tontu parce que je suis artiste. Alaaji yaa ngi bëgg a def may leen ma Amina may leen ma yaa ngi bëgg a def hors sujet parce que man dama laaj koo xam ne da nga xaritoog moom ba pare mu dem ba ci biir mais quand tel plage ba mu gis la nga nekk gaari sa 4x4 TMS bu bees tax yor sa ñëw mais quand même mu ñëw dina laaj ay coordonnées yu affirmé loolu xaritoo dugagul maa ngi ñëw rek loolu xaritoo dugagul donc yow tu n'as pas répondu à ma question comprendre man dama la expérience boo xam dund nga ko ba waxuma la koo xam ne ni day fëgg pour dugg j'ai pas dit ça. doyen boo ma may porte ma ñëw de. ah dama la may porte kan nga gën jaar ci porte. Ngoné yëf yi moom daal nañ leen déggoonte yéen fi mu ne da ngeen piano rek sama jour anniversaire parce que je suis artiste poète dama ko defoon organisé woon ak suma staff. dafa amoon suma benn jumelle bu yàgg. on était au collège depuis 6e ñoo bokkoon classe. sëy na ba ma sama jour anniversaire dafa ñëw mu ne ma. yàllaa ma tiim te tele laay waxee j'ai une copine parce que on est des jeunes ah parce que xamante nañoo ak yooyu noonu mu ne ma kii dafa am chance ci ni mu nekkee ak yow sama bopp laa gën a yéene. ci sa xarit. ci sama xarit am na jëkkër mu ngi say jigéen soor léegi. c'est dugg yàgg janvier bii moo nekkoon suma anniversaire moo lay wan ni cas bi benn couteau la à double tranchant parce que. góor di nga ànd ak jigéen dem ba si yàgg jàpp coppateem jigéen tamit noonu man li may wax waxuma pour dara parce que loolu dund naa ko premier cas pour ma répondre nga dund naa ko benn yoon sama jumelle la ñoo bokkoon depuis collège 6e dem na ba si yàgg xamal ma sama lépp xam sumay copine sumay lépp fu may dem ñooy ànd fu may tëgg ñooy ànd dafa dem ba mu ne ma sama bopp laa gën a yéene sa copine loolu lu muy signifié. waaw kon mooy li may wax sànq rek. kon nag yëf yi góor da nekkoon ak moom yow yaa ngi koy xoolee ba jigéen da koy dund pour dire te sama doom ji play bag la da xale dañ koo jox bopp. xarit góor ak dafa jigéen jantal nag xale dañ ko jox bopp. non bu ma xoolee góor kaay fii xool ma xarit góor ak jigéen doyen am na parce que man damay dégg sama yaay des fois mu ne ma kii de sa ndijaay la sama góor la. waaw ba këram gi. góoram moo ko jëndal càmmeñam moo yëkkati xaalis moo talil ko ne ko kañ dem ma jëndal la terrain yàggul dara tabaski xar nga ko wàcceel kon ba tey man gëm naa ne am na parce que maa ngi gis épreuve yooyu mais amul jamono juñ toog ni parce que modernité la ñu nekk dañoo nekk ci 21e siècle koo gis mu ngi jéem a cokkaas muy jigéen ak góor ak kóllëre bu ñu mënoon préserver amatul d'accord xarit góor ak jigéen daal waaw gis ni nga bëgg nga dox c'est bon maa ngi ñëw bon mais amul ma recadré waat c'est-à-dire que sang bi wax na ko sànq ñi doon góore démb ba tey ñu ngi góore du dëgg il faut qu'on arrête de dire que on est au 21e siècle du dëgg nañ bàyyi loolu bu ñu ko waxee rek cela veut dire que ñu ngi ubbi la porte à des extrémités du dëgg à des dérapages je reviens maintenant à Amina tey ci expérience bi nga dund en matière de relations humaines entre góor ak jigéen tey boo amee xarit bu góor nga jàppoon ko ne xarit la ba ci yàgg mu dem ba maanaam di la maanaam won bëtu mbëggeel wala def ay gestes mbëggeel yow lan mooy doon sa réaction nan nga koy rejeter. comme li nga ma expliqué nii li ma koy gisee mooy sama càmmiñ bi man dama koy jàpp comme sama càmmiñ te moom ndekete mi ngi xool ci man beneen bët boo xamante ne nii du bëtu pour jàppee la jigéenam yaa ngi dégg am na lenn loo xam ne moom lay xool ci yow man li may ñëw ci loolu mooy du ma ko bëgg a ñàkk parce que man maa ngi ko doon jàppee càmmiñ pour càmmiñ lu wëy sax dàkk ndax dañ fay fekk suñu yaay ak suñu papa yi ñu am ay xarit suñu papa yi dañoo am ay xarit ñu tuddante ay doom suñu yaay yi amoon ay xarit ñu nekk ak ñoom ba léegi nii ba seeni njaboot di ànd ak ñun njaboot gi doon benn léegi maanaam fi ñuy waxee mooy àdduna bi ak fi mu toll te li kiy wax sànq rek mooy li may wax te ñoo bokk te loolu day ragalloo sax doomu aadama yi rawatina ñi toog di ñu seetaan parce que ni nga koy gisee mooy sa càmmiñ bi boo ko bëgg a ñàkk mais donte yow ni nga koy xoolee est-ce que moom dina la xoolee noonu ma xam ne grand Aziz mii sama càmmiñ la sama càmmiñ rek la mën a doon sama càmmiñ ngay doon ba abadan yow man maa ngi lay xoolee ne man sa jigéen laa te sa jigéen rek laay mën a doon ba abadan ma gis nit sax bëgganteeg moom ñëw présenté la ko nga ci jàpp ba kooku takk ma mais yow doo xool loolu am ñoom dañuy ñëw ci yow di la fréquenté ne sama càmmiñ nga te boo leen présenté ne ko nuyul kii moom laa nekkal affaire yooyu noonu nit ku baax la bëgg na ma te am na bët bu may xoolee te bëgg naa mu nekk sama borom kër da ngay commencé di fiire kooku. waaw léegi pour daaneel sama càmmiñ waaw léegi c'est-à-dire que tontu bi may xaar Amina mooy maanaam bu demee ba wax la ko
wala mu manifester noo koy rejeter foofu laa bëgg nga ñëwal ma ci. waaw moom waaw bu il demee refuse catégoriquement parce que non mënul ma ne nekk. bul ko tontul bul ko tontu. bàyyi ko mu tontu nan lay rejeter loolu. man li ma koy Ça wax dépend. mooy Pourquoi ça mooy dépend? ma taaj ko delloosi ko taaj ko bëgg a waxtaan ak moom te nangu ko ma nee naa loolu dund naa ko. da nga ko dama bëggoon koo taaj taaj pour la teg na ko dañuy toog waxtaan parce que yow nag mu naa ma ne ko tey bett nga mais dafa commencé kii ceen ci indi problème rek dem parce que am na gàcce. voilà parce que sóor mais loolu lu ci tax man Ngoné ne ça dépend. maa ngi ñëw waaw loolu après na ko laaj Ngoné parce que nit ki doo déglu ma waaye waaw d'accord waaw ma ne déglu ma ne s'il vous plaît Ngoné waaw maa ngi ñëw maintenant on va un peu waaye boo ko doon avancer xoolee càmmiñ dafa war a mën a nekk. ma ne waaw maa ngi ñëw on va ma ne s'il vous plaît téléspectateurs yi waaw ngeen comprendre rek ne waxtaan bi moom moo jël passion moo jël niveau boobu ma ne maa ngi ñëw léegi nag on va essayer de progresser un peu on ne peut pas consacrer toute l'émission sur les relations entre garçons et filles en matière d'amitié on va essayer de prolonger maintenant alors ñu ñëw maintenant ci toujours ci xarit muy xaritu jigéen ak jigéen alors dama leen di renvoyer ci benn pièce théâtrale boo xam ne nii on était très jeunes on se souvient muy l'histoire de Xanju. waaw Xanju Ndate ak Xanju. alors ñoom nekk ay xarit d'enfance jaar fu nekk def nekk elles ont fait toute leur humanité ensemble kenn ki dem ba substitué wu à keneen ki parce que keneen ki elle avait perdu sa virginité mais la suite gis nañ ko yaayu trahison Ngoné Dia xaritu jigéen ak jigéen laa wax est-ce que am na. moom mooy àndu léegi rek xaritu jigéen ak jigéen man de gëmuma ko. ah dégg nga Ngoné. non xam nga nit dañuy waxante dëgg rek te yàlla tax gis nga du nit ku la yàlla booleel ba ngeen nekkee xale ba léegi ngeen di ànd mooy xarit dafa doy waar. xarit dafa nekk loo xam ne lu sensible la parce que da ngay ànd ak nit wóolu ko jël ko di wax ko sa biir di ko wax ko sa biti ngeen di ànd def lu ne ci àdduna nga xëy bis lu ndaw ngeen di am mu toog lu yàlla. wane boppam. wala tey ngeen di ànd dara doonul dara comme tey Ngoné léegi avancé na mi ngi TMS TV mi ngi génn mi ngi ànd ak sëriñ bi avancé na léeg-léeg iñaane nga Ngoné yaa ngi taxaw di yàq deram di ko wax leneen. parce que xaritoo léegi bu leen ànd muy metti day neex mais bu nit ki commencé avancé rek. dañ koy commencé di ko yàq jigéen ak jigéen. bu ñuy ànd kenn bëggul kenn ku supérieur sa morom. léegi nag boo ko defee noonu ba xam ko yow du ku la def nga xuloo moom bu yàggee doonoo ànd ak kenn. xarit man na laatu da ngay jàppee nit ki sa jukko nga mën a ànd ak moom mais jigéen ñi dañu doy waar. kon xaritu jigéen ak jigéen amul. non man moom gëmuma ko. très bien maa ngi am na ay àndandoo nag. très bien Léa.